dikkati naa tex may ree sénégalais de fi mu ne ko yóbboo siiñ Macky Sall jébbalaat na leen reetaan ga yéen kaay dee média bi ne président Macky Sall day daal dinay wàññi dund gi saa si tembe jébbalaat nag mbégte askan woo xam ne daanaka sëngee mun na ndax dund gu seer lool vox populi daal di may xamal ne ceeb wàññeeku na dawlin wàññeeku na suukar wàññeeku na président Macky Sall day moo daal di wàññi njëkk yi Le Soleil yéen kaay ne ma président Macky Sall dafa bëgg nag bégalaat sénégalais yi waaye itam wàññi seenu coono dawlin bi nga xam ne mi ngi doon jar ñaari téeméer ak ñeent fukk mi ngi ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ceeb non parfumé ba doon jar ñetti junni saaku juróom fukki kilo bi léegi mi ngi ci ñaari junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom fukk suukar si nga xam ni téeméer ak ñaar fukk ak juróom la doon jar léegi mi ngi ci téeméer ak ñaar fukk Macky Sall nag def ci subvention lu toll ci juróom fukki milliards président def ko ci suukar seeg meew seeg dawlin si ngir mu wàññeeku ci réew mi le quotidien xam le nii moom président Macky Sall kay daal dinay jébbal sénégalais yi plat bu yees critique news ne ko moom président Macky Sall kay daal dinay wàññil coono askan wi libération yéene kaay xamal ma ne bu wàññilee coono askan wi de wàññilu ko jëwrinam yi yéene kaay bi dama président Macky Sall ni ki démb daal dinay wàññi dund gi ci conseil des ministres jébbal na juróom fukki milliards ngir nag ñu wàññi dund gi waaye la mu fàttee def mooy wax lu leer ministre yi tooguñu taxawuñu moom président dafa mel ni sax kuy kekkantoo ay jëwrinam remaniement bi nga xam ne coppite gouvernement saa su nekk ñu ngi koy annoncé démb yéeyu ci yàbbiwu ci moom président Macky Sall ñàkk boo xam googee moom Macky Sall tax na nag ba bëri na ci ministre yoo xam ne tiit nañu lool l'évidence yéene kaay mel ni kuraan koon déet moom Macky Sall kay démb tàgguwaat na gouvernement gi de muy geneenu tàggoogu fekk si yemu defoon ba nuppi tribune yéene kaay ne ma coow li dafa mel ni président Macky Sall day dafa fàtte saafara geneenu jafe-jafe mu jëm nag ci njàng meeg njàngale mi yéene kaay des média bi ne ma ndongo yi day fas nañu yéene génn ci mbedd mi daal di amal doxum ñaxtu ndax nag la ñu toog jàngiwuñu dafa daal di sakkan lool ñaari weer ak ñaar fukki fan ak ñeent ngi nii ndongo yi ñu leen di tëltëlee saa bu ñu yeggee l'école tey bu dul grève suba débrayage la moo taxit faf ñooy génn ci mbedd bi ñaxtu nag ngir président de la république ak syndicaliste yi mën a daje waxtaan ci seenu biir saafara am ci source a daal di may xamal ne jàngalekat yeeg gouvernement gi kay tey la ñu war a daje tey jii nag njàng mi day daal di ñoŋ ci réewum Sénégal ba faw wala it mu daal di ami ñoŋ-ñoŋ ba dee su ko saafara ba faw en tout cas 24 heures yéene kaay ne ma président Macky Sall day fi mu toll ñu jubluwaat na nag ci ay ndawam yéene kaay bi daal di ne ma ndaw yi rek li leen laal ci at yi ñu génn dafa bari ñàkkum xëy laal na leen lool covid 19 daal di wàññi seenug doole waaye itam njëg yoo xam ne cher na ba jéggi dayoo taxoon na ba ndaw yi sëngeemoon source aane ma jamono ji ci réew mi kuy jaaxle day meeru yeewi askan wii nekk ca njëbbal ngay jàppale tabb nañ ko maire moom Demba Bey ba waxtu wan koy tabb fekk ma nga woon kaso ñu tuumaal ko nag escroquerie yóbbu dossier ci instruction ci coalition yeewi askan wi nag dañoo jàpp ne la gën moom moo di utal ko wuutu ci maire bi ci biir coalition bi waaye nag ñeneen ci biir coalition bi dañoo bëgg nag sous préfet bu Ngoj daal di installé maire boobee nga xam ni ma ngi ca kaso ba te du yomb ñoom sax fas nañu yéene dugal ab bàyyib nëgandiku ngir nag mu mën a génn doxaluk maireem ba lu ko cay fekk daal di ko cay fekk li fekk Aliou Sall ca Géejawaay day la mandaane maa la koy nettali Aliou Sall nag dañu koo gañe ca Géejawaay moom Aliou Sall moo mais daal di félicité woon El Hadji Ahmed Aïdara dem ba ca biir mu mel ni ku ñëgoon moo ne day yéene kaay bi ne ma Aliou Sall day mënoon na jàpp fa mu jàppoon rek ndax nag ci nangu ga mu nangu woon ndogalug yàlla askan wi ñu bëri tàmbali woon nañ di ko nawaat gannaaw bi nga xam ne fii ci réewum Sénégal benn baat la ñu dàkkantalee Aliou Sall gaa yi nag toppee ko suñuy milliards yoo xam ne dañoo njortu ne Aliou Sall daal daf koo daal di luubal moom Sall ngaari boole woon ci ca campagne ba xeeboon lool El Hadji Ahmed Aïdara ba élection yi ñëwee ba mu am jëll ba mu nangu woon jëll ba dem ba ca biir mel ni ku siisu tàmbalee nag yàq musiba maire bu yees bi le mandat ne ma dafa mel ni ku nanguwul dogalug yàlla de waaye nag dafa mel ni ku jëfuri te loolee yéeni kaay bi ne ma boo seetee ba ci biir ab attu la ci opposition bi ndax nag tekk gi ñu nee tekk di doxal yàlla teg leen fa mën naa soppi doole gi nga xam ne am nañ ko ba di ko bàkkoo Sud Quotidien daal di may xamal ne lu ñu bàkku làmb dëgg ngi nii taxawaat suñu kanam de muy nag élection législative yi yéeni kaay bi ne ma ministre Antoine Félix Diome tey jii dina daje ak opposition rek non aligné ngir nag ñu xool ñaata la ñuy fixé caution bu élection législative yooyee l'évidence yéeni kaay ne ma ci impôt et domaine bu Géejawaay day gaaya receveur bu yees ba doxalinam safu leen laas yéeni kaay xamal ma ne Serigne Mountakha Mbacké di doxalinu douanier yi neexu ko tax na nag gannaaw ba nga xam ne dàq nañ ab fraudeur ba mu daal di ñàkk bakkanam ca diwaanu Touba dàq na douanier yi moom Serigne Mountakha libération yéeni kaay ne ma coow li kay mooy kat mooy fat IGE gannaaw lakk gi nga xam ne amoon na ci building ba weeru août atum 2021 ba tey amuñu bureau dañuy taxawaal di liggéey ci seeni kër l'observateur ne suñuy doomu réew mi day ña nga sëngéem ca bitim réew ndax guerre ba nga xam ne am na diggante Ukraine ak Russie yéeni kaay Futurs Médias bi ne sénégalais yi nekk foofee day nee ñu jaaxle nañu sénégalais yi ne leen daal la ñu gis te bëgg ko mooy génn ci Ukraine bi nga xam ne ngir déplacé wu junne ñaari téeméer nga doon fay léegi boo amul 300 000 mënoo déplacé wu fenn mooy Sarr secrétaire d'état bi nga xam ne moom la ñu dénk sénégalais yi nekk bitim réew ci l'observateur ne naxeel dal taxawal nañ ab cellule de crise foofee ca Pologne te ñu ngi des suñu kéem
kéemtalaay kàttan ba képp koo xam ne doomu Sénégal nga daañu la recensé tey daañu def suñu kéemtalaay kàttan ba andi la ci réew mi laataa muy wees l'enquête yéene kaay dama la am Ukraine day doy na waa Vladimir Poutine day moo leen song ci kanamu àdduna boo xam ne ñëpp jaaxle te kenn mënu ci lenn tribune ne président Afrique yi nag lu ñu wax ci boobule guerre l'enquête ne Macky Sall day naqaru na ko nee na nag mbir la boo xam ne njeexitalam mën na laal ku ne te tàmbali na ndax barigo pétrole bi nga xam ne gëj na yegg $1,000 weesu na ko te dundu gaa cay topp Dakar Times ne loo ci mënti dégg Vladimir Poutine day moo téye àdduna jamono ji ci loxoom waaye ma ngay xamle ni soxlawul te bëggul laal benn yoon askan wa nga xam ne duñu ay militaire foofee ca Ukraine xamle na ni ña ngay waajal ay vidéo yoo xam ne dañuy wane ni askan wala ñuy faate amul las ne ma la am géejawaay la amee ñaari góor jigéen la ñu fekk ca filaa wooyu ñuy sëy turbine ne ma jàppal ni it combat Modou Lo Ama Baldé daal dinañ koy dàq ba jëmmi jamono ca entraînement ga ca France la Modou Lo amee ak gaañu ñetti fan laataa muy ñibbisi si réew mi bëggoon naa nëbb gaañu bi nag ngir bëree noonu waaye staff baa ca teel a jug war naa amuk opération du yàgg dara ca France wala ca États-Unis te it war na dem seeti médecin bu CNG ba ngir ñu xoolaat loxo ba libération yéene kaay na ma leneen laxasu na ci combat bi de bëccëg gi nga xam ne Modou Lo wax na dafa am gaañu plainte nag ma nga doon xaar Luc Nicolaï ak doomam ja niki noonu it Njambe Diop bu CNG ña ngi leen di toppee association bu malfaiteur faux et usage de faux ak tentative d'escroquerie coow lépp nag ak contrat PPV moo ko daal di andi bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat plusieurs morts ñuy dénombré du côté de l'Ukraine mais man du ma ko woowee sax guerre annexion laa ko tuddee li tubaab di woowee ci jamonoy guerre mondiale deuxième guerre mondiale li ñuy woowee Anschluss ma ci nuyu ko ci mel ni suñu benn doyen boo xam ne moom xam na bu baax li may wax dama ko tudd waaye xam na boppam mais li xew actuellement Ukraine malheureusement li ñu gis mooy un mégalomane muy Vladimir Poutine moom xemmemteefam lenn la mooy URSS ba ñu xamoon avant chute du mur de Berlin gannaaw ay guerre froide gannaaw ay coow yooyu nga xamee ne amoon na ba URSS boobu tas mu dem delloo siwaat URSS boobu parce que tey Ukraine bi ñuy xeex ci ñi xamul Ukraine boo leen déggee ñu ne catastrophe Tchernobyl ba nit ñi doon ko woowee Tchernobylaire ndax am na lu fi xewoon fii ci Sénégal Tchernobyl boobu nga xam ne lu tollook 4 junni ci ay doomi aadama faatoon nañ ba pare mu am ay yeneen conséquences ndax foofu centrale nucléaire la woon conséquences yoo xam ne ci ay at am na ñoo xam ne seeni doom dañoo judd ci zone boobu wala zone yu ko gën a sori sax mais juddoo ay déformation parce que loolu yëpp ci conséquence u centrale boobu tojoon la fële ca Tchernobyl boobu mu ngi bokk ci Ukraine démb sax ci guddi ñoom Russie dem nañu ba nangu Tchernobyl ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Ukraine boobu ci URSS la bokkoon ni Biélorussie bokkee ca URSS ci yooyu la jamono yu ci tey lu ñuy wax ay Tchécoslovaquie ay Yougoslavie yenn ci ay réewu est yooyu yëpp ñu ngi bokkoon ci URSS tey Vladimir Poutine xemamteefam mooy fexe ba li ci ëpp ci réew yooyu dellu siwaat ci lu ñu woowee benn grande fédération russe moo tax moom mu sukkandiku ci li mu yore ci wàllug armement ak wàllug doole xam ne am na arme nucléaire mu ñëw dal ci kaw Ukraine ba pare ne ku jéem a dal ci sama kaw wala jéem a yónnee ay soldats yoo xamee ni ñu ngi jógee Europe wala ñu ngi jógee États-Unis ca biir Ukraine dinaa la dal sa kaw ci dal boo xamee ni da nga naan ndax lii dëgg la tout simplement parce que am nga arme nucléaire mais gis nañu la réaction de l'Europe la réaction ba ci Union africaine mais la réaction des États-Unis ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo am doole sax mënuñoo dal ci kaw kii di Vladimir Poutine parce que ñu ngi njort ni mën naa utiliser li nga xam ne moom mooy arme nucléaire ba pare leneen mooy tey ñun li tax may wax sànq ni ay choc exogène Russie dafa bokk ci suñuy partenaire Ukraine bokk ci suñuy partenaire mais tey Chine dafa bokk ci suñuy partenaire ci Afrique te Chine ak Russie réeroo ñu mbir de maanaam lu kii def xële nangu na ko ndax même bi ñuy wax ay condamnation déggoo Chine condamné Chine lan la wax mooy ni Russie bu njortee ni wala mu jàpp ni dafa war a sauvegarder askanam je suis d'accord ça veut dire que tey tout simplement parce que Chine moomu li Russie def ci kaw Ukraine Chine mën ko bëgg a def ca Taïwan donc mënula gàntal Russie ba pare moom mu defi la même chose ba pare tey Russie dañoo bokk ci li nga xam ne moom mooy conseil de sécurité bu Nations Unies ba pare am droit de veto li tax le président du Sénégal nekk président en exercice bu Union africaine ne ni boobulee doxalin faw mu dakk parce que Union africaine tey Afrique ak li mu am ci ay état
bokkul ci conseil de sécurité des Nations Unies amul droit de veto boobu tey réew bu mel ni Russie di def lu ko neex di teg ndawal ni ko Mansour di waxee moom mu ngi am sañ-sañu am moom droit de veto ba pare dal ci kaw benn dëkk bu ñu demee conseil de sécurité des Nations Unies ñu war a réunir tey mu ne leen la ngeen bëgg a tag ci kaw Russie man mi nga xam ne man maay Russie droit de veto du ma ko nangu te duñ ko voté kon résolution boobu du am donc c'est ça la situation qui prévaut mais attention bu nit ñi jàpp ni c'est juste benn kii bu ndaw la parce que conséquences yi actuellement même au plan financier économique tous les économistes au monde sentir nañu ni mën na am ay jafe-jafe et ça partout parce que tout simplement dañoo gëmloo ni village planétaire la ñu nekk li dal ci kaw kële day dal ci suñu kaw et ça aura des répercussions maintenant nag c'est à nous de préparer nous Africains de manière générale nan la ñuy def ba répercussions yooyu bañ a taree noonu si ñun. c'est que Union européenne aussi boo xoolee Birahim c'est-à-dire ni ñu diaboliser démb ak tey Poutine c'est vrai kenn cautionné wul guerre. communication la c'est une guerre de communication seen biir sax. mais boo seetee façon communication bi ñuy def démb ak tey. du la wan réalité. parce que boo seetee objectif Al Jazeera man am na benn kuy def analyse politique objectif bi Poutine am mooy daaneel président ba ak gouvernement ba. loolu donc mooy objectif am. parce que y a ce qu'on appelle des pro-russes en Ukraine. comme ni mu amee pro-russes en Biélorussie. léegi nag li tax mu bëgg a daaneel nguur googu donc président bu Ukraine actuellement. Volodymyr Zelensky. c'est-à-dire lan mooy position am nan la mën a gêner Poutine question la yoo xamante ni bi am na loo xamante ni booy dépendre ci Union européenne ak. États-Unis doo am info dëggantaan te du la permettre aussi nga équilibrer mais benn xel ngay am kenn nga koy sànni muy Poutine. fekk na am na leneen lu nekk ci biir lu laaj ay gëstu. voilà loolu yëpp dinañ ko gëstuwaat si suñu yeneen jotaay xibaar 8h44 kon nag El Hadj Mamadou Mansour émission tës ci kanam la. inchallah tout à l'heure si Zik FM tout à l'heure maa ngi ñëw ay ca Birame Diadji Touré rédaction. ci kanam inchallah ñu dara Pape Manta mu ci tàggat yaram. borom jam si jeex dugaar Pape Manta Mbu maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay borom département bi. naka suba gi. alhamdulilah. mbaa lépp jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. basketball éliminatoire zone Afrique coupe du monde FIBA 2023 Sénégal Égypte tey jii la Dakar Arena. waaw tey jii nag la ñuy kon door ñaareelu fenêtre jëm ci wàllum éliminatoire coupe du monde bu basketball 2023 ba tax nag kon tey ci ngoon bu 18h jotee foofu ca Dakar Arena Sénégal moo fay dalal ñii di waa Égypte mën na nekk nag jongante gu am solo ba tax na. ndaw ak Mamadou Gueye Pape yi nag war cee nag mën a dugg ak victoire jëm nag ci yooyu la fenêtre éliminatoire coupe du monde 2023 bu basketball jàppal ne sax Sénégal kon jile bu amee nag ñetti ndam ci nag jogante mi dina ko gën a nag yombalal ngir mu dem ci ñaareelu tour bi nga xam ne dañ ko am nag ci weerum juin jàpp juillet en tout cas lu ci mënti am daal ki leen tàgg nag di Mamadou Gueye Pape bi am na yaakaar ne Sénégal war na mën a nag def différence ci digganteem ak Égypte ak nag équipe yi nga xam ne bokk na ak poule bi. poule boobu sax Sénégal moom bokk na ko ak ñi di waa Kenya ak RD Congo bi nga xam ne kon ñoom tamit ci ngoon la ñuy amal seen jongante bu 15h jotee ba tey foofu ca Dakar Arena Soudan du Sud ak ñi di waa Rwanda ñooy nag ubbi boobule compétition ñoom ci groupe nag B bi la ñu nekk 21h Cameroun la ak Tunisie di fàttali nag ni bu jógee ci boobule tournoi dinañ demaat nag ci beneen tournoi muy deuxième tour bi nga xam ne dañ ko amal weerum juin. jàpp juillet buñ ci jógee nag kon Sénégal Afrique dinañ xam seen juróomi représentant yu leen di teewal ca mondial FIBA 2023 ñu fas yéene ko amal ca Japon Philippines ak Indonésie lu toll ci fanweer ak ñaari nation ñoo fa war a teew. ñu waxtaanee CAN féminine Maroc 2022 équipe yi qualifié yëpp xam nañu leen suñu gaynde jigéen ñoom ñibbisi nañu démb. waaw démb nag la ñu ñibbisi kon fii ci Ndakaaru gannaaw nag bañ amalee seen qualification foofu ca Mali jàppal ne sax kon démb fédération sénégalaise bu football seen ay membres nag ak supporters yi ñoom ñoo leen teewlu foofu ca aéroport ba tatagal leen di fàttali tamit nag xam nañ waxtu bi kon fukk ak ñaari équipe yi nga xam ne ñooy teew foofu ca Maroc niki ñaari fan jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weerum juillet ci atum 2022 bi ñu nekk ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall. Le retour du Mali après leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de football du Sénégal ont été
ñu jóge ca Mali gannaaw seen qualification ngir mën a dem ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu dëgmal gaynde yu jigéenu Sénégal yi yëngatu ci wàllu football accueillir nañ leen président fédération ak membre COMEX bi Sénégal di dem ci Coupe d'Afrique bi gannaaw fukki at a ngi nii bokk ci mu di suqaliwaatu football féminin ci réew bu Sénégal gannaaw ba nu amalee dernier retour éliminatoire yi nga xam ne ndar képp nañu ko àllarba xam nañu équipe yi qualifié ngir mën a jogante CAN féminine bu 2022 bi lee mu di édition bu njëkk di am fukk ak ñaari équipe yi ciy participer jogante bi nag dina am ñaari fan ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2022 bi lee ca Maroc Togo Tunisie Cameroun Burkina Faso Nigeria Botswana ak Afrique du Sud ñooy ñi mujjee rek am ticket bi leen yóbbu ci bile compétition Nigeria mi nga xam ne jël na ko ñetti yoon dafa daan Côte d'Ivoire aller ak retour ci fukk ak ñaari nation yi nga xam ne qualifié nañu nag ñeent bii mooy seen bu njëkk ñuy participer ci bile compétition bokk na ci Burkina Faso Togo Botswana ak Burundi. Soxna Fall kon ñu jàpp ne nag boobule Coupe d'Afrique des Nations jëm ci wàllum jigéen ñi Sénégal nag bii nag mooy ñaareelu participation am fukki at gannaaw bu mu fa gëjee kon nag dinañ ko amal ni ki ñaari fan jàpp ñaar fukki fan ci weerum juillet foofu ca Maroc ci boobu ndaje sax ni ki démb kon kii nag di président maître Augustin Senghor jot naa nag yëkkati ay kàddu ngir nag sargal bu baax a baax gaynde ak Sénégal yi te di xam ne nag dinañ wëy nag ci nuñ ko defee woon rek ci Coupe d'Afrique jëm ci wàllum góor ñi muy slogan bi di manko wu ci ndam li jotoon nañ teewlu nag kii di maître Augustin Senghor ci suñu xibaaru français yi. ñu waxtaanee 11e journée Ligue 1 Ligue 2 ëllëg lay door ci samedi gi. kon nag ëllëg lay door ci samedi gi muy fukk ak benneelu bëccëg jëm ci Ligue 1 bi foofu ci stade Fodé Wade 16h30 jàmbaar la ak AS Douane ba tey ci stade bu Ngalandou Diouf Teungueth FC moo fay dalal Linguère bu Saint-Louis ñu fas yéene ko nag ndar képp ci dimanche gi US bëre ak AS Pikine la loolu 16h30 foofu ci stade municipal bu Mbao Ndiambour bu Louga bi nga xam ne waxtu bi moo nekk lanterne rouge ci championnat bi mooy dalal ñu di waa Casa Sport foofu ci stade Albouri Ndiaye Guédiawaye FC nekk si ñetteelu place bi am fukki poñ ak juróom-ñett moom nag mooy dalal Génération Foot daanaka sax ñaari équipe yi ñoo tolloo poñ ndaxte waxtu bi sax Génération Foot moo nekk ci bopp championnat bi foofu ci stade bu Amadou Barry la doon Dakar Sacré-Cœur di nag recevoir ñi di waa Jaraaf bu Ndakaaru Seneps Excellence bu Thiès ak ñi di waa Mbour Petite Côte la lu jëm sax ci boobu la jongante kon ci kanam tuuti foofu ci Thiès lii nag di ligue professionnelle bi dina jàkkaarloog taskati xibaar yi ngir indi ci ay leeral ci ligue 2 bi nag seen fukk ak ñaareelu bëccëg comme tey samedi tamit la ñu koy door ak ay jogante yu am solo Sonacos Keur Madior Dakar Université Club ak jamono bu Fatick la US Ouakam Port Autonome bu Ndakaaru Thiès FC ak Renaissance bu Ndakaaru dimanche ki Demba Diop moo ci laale ak Oslo FA ñaari tali ak amitié la ñu ndar kepp ko nit ki nag ci altine gi leader bi di Walidane mooy dem fekk ji stade de Mbour ca Mbour ñaari équipe yi sax waxtu wi ñoo tolloo ay poñ ku nekk am nga ñaar fukk ak ñaar. ñu waxtaan combat royal bi ñëpp doon xaar Modou Lo Ama Baldé mu mel ni kon dañu ko reporter ndax ku nekk parcelle gi dafa am gaañu. waaw li ni mel nag kon démb nag la fës gannaaw nag ba kii di Modou Lo dellu see fii ci réew mi ba mu nekkee foofu ci diwaanu France ngir amal fa nag tàggatoom en tout cas daal bu ñu sukkandikoo ci promoteur bi de Luc Nicolaï ak manager am di nag Biram Gningue ñoom daal ñu ngi xam ne ni. moom mi nag dafa am ab gaañu gannaaw ñetti fan balaa ma doon dellu si fii ci réew mi ci nag épaule bi la am rupture des ligaments kon tey jii la sax moom ci suba si dina dem nag foofu ca CNG bi ngir nag indi luy fësal ni gaañu boobu lu am la lu ci munti am daal moom am na nag benn certificat médical bu koy fësal boo xam ne lu toll dina toog ci 45 jours balaa nag ñuy wax ci boobu lay combat boo moyul sax moom dina nag. dem ca diwaanu France wala ci États-Unis ngir amal fa ab opération jëm ci boobu lay gaañu dinañ ko toppaat ngir indi ci ay leeral nu mu gën a yaatoo suñu taayu xibaar kon nag Mambay fii la ñuy ndar keppe di jëm ci wàllum xibaar tàggat yaram. jaajëf Pape Mantamou borom dem si Teex Dugar ay ca ñu jàll si pàcc mujj bi soxal bi la jotaay li yéen kay xëy fësal lay doon ndax Mantulaay ci bundooy